Italie di wax li ma neex ñoom dirigeant yi ku ne laa woo sa téléphone lu ma la yàkkul amul parce que man damay gis ni GFC képp fi ñëw rek man ngay jàppale parce que tey xëy na aw ma xaalis mais ñeme naa taxaw ne li ma fi def kenn def ko fi parce que dama fi joxe sama doole. joxe fi sama talent ba yéegal équipe bi première division. c'est vrai. dama ko football ba yéegal ko en première division te à l'époque samay moroom mi ngi dem équipe nationale waroon na mun a dem feneen te amoon talent bi nag mën ko lool. mais dama ne woon Guédiawaye ma ñor damay dee. mais Guédiawaye laay football keroog ba Guédiawaye yéegee première division dama fanaane jooy. parce que dafa am benn jour am di Moustapha Wade. ñuy jouer contre benn équipe coupe du Sénégal muy Linguère de Saint-Louis. Linguère de Saint-Louis. boobu Linguère de Saint-Louis am na 5 internationaux. ñun jour boobu bi ñuy regroupé amuñu lu ñu lekk. grand Pape Kébé moo doon ngénte taawam ci ceebu ngénte la ñu indil jox ñu ay chaise célèbre suñu toog ci la ñu lekk pour dem football quart de finale coupe du Sénégal. keroog ba ñuy football ak ñoom fii ci Assane Djigo. on a fait 120 minutes ñun ñu am dugal gagné malheureusement André dóor ko raté ko ñoom ñu dóor dugal loolu moo ñu ko keroog dañu jooy. grand am di xëcc ma ne ma courageux capitaine. bés dana ñëw équipe bi yéeg première division jàpp Jeanne d'Arc de Dakar dóor ko 2-0 moo tax année bi équipe bi yéegee première division ma nekk membre commission sportive vice président commission sportive lañ ma nommé. correct bi may toog GFC di dugal deuxième but ma rappelé loolu ma jooy parce que wax jamu ñaanoon ñëw na. damay ba yéeg première division yéeg ma xamal la encore le joueur bi nga xamante ni ba fa may waxee yow nii mu gën a cher GFC c'était Samba Diarra. Est-ce que vous savez que Samba Diarra pour décrocher ko pour mu football GFC 2 millions la ci gàkku frais. Samba Diarra de notaire. de notaire. man mi maa fa yóbbu gàkku wan ko Samba Diarra Lamine Faye Cheikh Diagne Lamine Diagne parce que dañoo football première journée en première division ñu gagné ñu jouer deuxième journée ñu gagné ñu ma ne gàkku ma ne ko booy amuñu expérience pour jouer première division. nañ dem jëli les routiers. ñu ne ma da nga war a jouer mais la man bàyyi naa jouer parce que boobu sentir naa ni mag laa te nguur kenn du ko ñett. ma reculer ci laa dem recruter ji ay anciens joueurs indi leen. suñu première victoire ñu ngi ko amee contre Casa Sport pour Cheikh Diagne à Ziguinchor. ñu ñibbi si fii ci la équipe bi commencé di yéeg. Samba Diarra était le joueur le mieux payé. Samba Diarra presque amoon na lu ma la waxee 600 000 par weer. léegi bu ñu revenir aussi ci passage président club bi fi ñëw ñu ngi yemoon ci Jamil Faye nga ni ngeen catégoriquement da ngeen opposé woon ñu jox ko à 100% léegi yéen lan ngeen ko doon reproché. bon man li ma doon reproché mooy la ma gisoon mooy nit kuy dund ci kaw suuf ku ne am nga yaakaar ni suba day baax man j'étais d'accord que ñu jox ko 60% même à 70%. à l'époque Jamil dama koy xam secrétaire u jàmbaar. muy koo xamante ni dama naan bu Sénégal gépp mais football Sénégal avancé. football Sénégal Jamil c'est un ami am sama xarit la te maa ngi moom dañuy waxtaan du benn yoon du ñaari yoon devant Adama Diop yàgg nañ toog di waxtaan man ak Jamil xëy na benn instant bu ma joxoon nopp bu baax bi xëy na problème yëpp du am parce que bi ma demee ba Zala nee ma dañoo tolloon foo xamante ne comme li nga wax bu ko jëlulee équipe bi dañ koy wàccee et on était obligé te woo nañ doomu Guédiawaye ku ñu woo mu rasu te moo fi sës ko on est obligé ñu jox ko 100% bi may waxee loolu ma d'accord ci la revenir samay raison daal dina ok bi ma ñëwee voyage ñëw seetaan GFC de football dama yaakaar ni maa ngi Marseille côté organisation bi côté équipement côté responsable ma gis ni équipe bi vraiment lii booy am buñ ko amoon heure bi maa ëpp étage ci Guédiawaye effectivement damay nekk professionnel kon ñu ngi kon lii tey avancé nañu ma liggéey rafetlu liggéeyu Jamil trop Jamil dem na ba tuddee ma match contre Casa Sport pare na ma ko mais bi ma pare na match bi à ma grande surprise dama ñëw yëg ko tribune gis ñaari sièges yoo xam ne dañ leen lem damm tànk yi ma ne ko waa Jamil lii ni mu demee na après mu expliqué ma ne ko Jamil foog ñu waxtaan man ak yow. léegi yow la nga jàppoon moo damoon tànk yi sièges yooyu. dañ ñëwoon waa association dañ doon jalgati te bu ñu leen invité ci kaw tribune bi pour ñu sa match duñ nangoo ñëw léegi dañ leen fa tegal seen siège malgré mais dañ koy damm ñoom ñoo ma ko wax. parce que man ci télé lay wax. Jamil moo la wax loolu. moo ma wax loolu ma ne ko copain foog ñu waxtaan mu ne amul benn problème ci la ñu mi-temps ñu wàcc suuf naan café maa ngi moom ñu tafu à côté ma ne ko damay rafetlu liggéey bi ngay def parce que yaa ngi ñuy wan ni yaa ngi yóbbu doomu Guédiawaye ci professionnalisme mais comme fa association moom équipe am
te dañ la ko jox si contrat te contrat day jeex Jamil négocier ak ñoom toogal nga waxtaan ak ñoom boo leen toogee ngeen waxtaan ngeen trouver terrain d'entente parce que li ngay def rafet na suñu avantage la. mais yow it waxtaanal ak ñoom parce que liggéeykat nga da ngay liggéey. bul nangu ñu tardeel la. li may wax ni barki alxuraan. léegi waxtaan boobu ci naka. waxtaan boobu ci naka mooy. bi ma ñëwee problème am automatiquement dama dem toog ak association. yow problème Guédiawaye fan la fekk. Italie la ma fekk. bi ma fekk Italie. bi ma ñëwee réunion GFC bu njëkk am ma dem réunion bi may dem réunion xam nga lu ma yóbbu woon réunion. pour dal ci kaw grand yi. ànd ak Jamil parce que boo nekkee ci di réew yu naat di seen championnat di gis ñëw gis lu xaw a niroog moom. da ngay békk. par rapport ak li nga fi bàyyi woon ak fi nga jaar. parce que fi ñu jaar ñun suñu doom wala ñu fa jaar. effectivement di regroupé ci suuf affaire yooyu. ñun lii amuñu ko woon. xam nga am la wax. ñun pour ñu fubaloon fi ay bata bleu ngay sol. godaas boo ko amee da nga koy fonk sa biir armoire yaa ngi koy denc ba ñu sàcc ko. kon donc boo demee ba gis tey jour di am ñaari gaar dàll godaas ay ñetti dàll ay ñeenti dàll nga weer dee nga tàllal ñu fay la ñu daaw ñu fay. effectivement man masuma am salaire Guédiawaye. masuma am salaire Guédiawaye. au contraire dañ ñaan football bu ñu paree ma ànd ak dirigeants yi dugg ci kër yi ñu wayaan am lu ñu togg regroupement am lu ñu lekk dañ koy wax. mais Jamil dafa ñëw dindi fi loolu Gakou ñëw dindi fi loolu. avant Jamil Gakou dindi na ko. parce que bu ñuy xool avant ñuy professionnaliser football bi Gakou professionnaliser la football bi parce que amoon na ay joueurs am ñu leen di fay par fin du mois daan na nekk nag weer ak morom ma jege wante na jege boo xamante ne amul benn club bu dul jàkkonte ak loolu. da ngay fay léeg-léeg nga taxaw. parce que Gakou temps yooyu liggéeyul. ay business am lay def Gakou jaay na këram en village kër goo xamante ni ñoo ànd mu jaay ko. def ko ci GFC. Gakou jaay na ay oto ma fekke def ko ci GFC kër goo xam ne dafa waroon a loué def ko GFC pare moom loué lépp dama ko fekkee. léegi bu ñu revenir ci réunion boobu nga ne da nga amoon intention pour dal ci paa yi. pour défendre Jamil. waaw lan moo xew ci réunion boobu après. bi ma demee ma toog ma ne leen yéen comment ça se fait-il que Jamil di liggéey di def ay résultats. ngeen bëgg indi problème lan mooy problème bi grand yi expliqué ma génn ay kayit jox ma bi ma liiree kayit yi xam histoire GFC xam GFC ni ñu ko créé ak ni mu demee. ci laa ñëw ma gis Jamil ma ne ko Jamil ma ne ko damaa bëgg ñu waxtaan te bu ma Jamil dee dégg yàgg naa ko wax nekk je suis avec toi parce que yaa ngi liggéey te yow laa àndal yàgg naa ko wax Jamil te su ma déggee mën na ko seede mais bi ma ko waxee kaay ñu waxtaan dama ko woo ma ne ko da nga signé contrat ak gars yi ñaata at nga signé ak ñoom contrat. mu ne ma temps la. 6 ans. ma ne ko kon année bii di ñëw la sa contrat war a jeex ma ne ko te li nga am intention mooy liggéey pour jëm ci kanam ma ne ko toogal ak waa GFC nga waxtaan ak ñoom ngeen xool beneen terrain d'entente moo gën xuloo bi. parce que amul sens. waaw mais pourquoi yéen aussi yow en tant que capitaine ak jaar-jaar yi nga am ci Guédiawaye ak li ñu la waxee création fi la fekk lépp jël sa ñàkk def fi sa doole pourquoi aussi nga gis ne fissure mi nga bëgg a am yow delloo sa tànk nga dox ci tànk jàmm. kay. fexe rassembler les deux parties. def naa ko. ci naka. dem naa kaawu Jamil. waxtaan ak Jamil ñëw kaaw bi ma xamante ne man fa laa soqe koo fa laa bokk. association bi. dal seen kaw. ne la nañ toog ñu waxtaan. mais à ma grande surprise dañu toog njaareem li moom laay di waxtaan Jamil woote nee leen soo leen bëggee sax ma delloo leen seen club la sabab wax ba nag xaw ma ko. la ñu wax ba tax mu wax ne loolu xaw ma ko parce que aussi nit booy wax te léegi mag laa dèjà yow mii di wax ak yow sama jarbaat nga. kon lu may wax daf ma war a wóor lu may wax daf dama ko war a teg ci lu leer nañ. loolu ma ñëpp xamee ci loolu laay dox incha allah mais bi ma gisee loolu ci la ñu toog ma ne gars yi léegi Jamil lan la bëgg. ci laa commencé gis gars yi dem ci télé bi dem ci rajo bi man def moo fi sax 2 semaines yi mat ma dellu Italie bi ma dellu Italie ma def fa quelques 4 mois ñëwaat bi ma ñëwee ci laa dégg ni Jamil ak waa GFC séparé wuñu ci laa dégg ni séparé wuñu bàyyante nañu mais bàyyante bi ñu ngi dem justice ñu ngi dem fële ñu ngi dugg fee ñu ngi dugg naka nga dundee période boobu en tant que doomu Guédiawaye gis équipe bi Guédiawaye di dem taas te ay doomu Guédiawaye ñoo ko doon def mu metti ma lool parce que li tax ma gën a reculer ci defar bi dama ci am ay problème yi ma ci am mooy dafa am benn jour ma ñëw stade di dugg ci stade bi ma gis ay boy du yuuxu ma laaj Amadou Gaye ma ne ko la moo xew mu ne ma booy dañuy saaga je me suis allé vers eux pour waxtaan ak ñoom parce que man dama yaakaar ni man El Hadj Diouf
ni mu nekk El Hadj Diouf Sénégal pour man dama yaakaar ne man maay El Hadj Diouf Guédiawaye ci jom. ci fit ak ci fulla ma yaakaar ni am naa dal gu toll ni ku ma ci woo wax ak yow nga war maa déglu. bi ma gisee affaire bi sotti ma toog ko tribune ma ne gars yi kaa li ñu toog ñu waxtaan lii jëmul kër bi ma demee fee di waxtaan ak booy yi automatiquement am na benn booy bu ma manqué respect saaga pas directement mais indirectement laay sama doom doon dugg ci stade bi su ma waxul woon lay arrêté day jub leneen. te boo ko fekkee woon en tant que seen nijaay day jur leneen. parce que xale yoo xamante ne ba ngay fubal boo xefee yaa ñoom ak ki leen jur. ñoom nga fawandool wala ñoom nga màggandool benn xale taxaw fii dina dakal ay saaga. donc yow naka nga gisee réaction supporters yi parce que ñu bëri ñu ngi leen doon reproché yéen lan ngeen doon reproché supporters yooyu nga xam doon nañ taxaw di kii ci match yi. supporters yi mënu ma leen wax dara. ku mu doon yow it noonu ngay def. parce que supporters yi fu ñu toogoon dafa baax. voilà c'est ça foofu laa doon ñëw parce que supporters yi. dañoo defoon nawle GA. def nawle Jaraaf. def nawle AS Pikine bi nga xamante ne suñu wujj la. def nawle ñeneen. dem les grands rendez-vous toog ci stade yi mag yi seen équipe di gagné. c'est tout à fait normal supporter seen réaction. effectivement mais réaction bi lu mu mën a métti muy kaaw Jamil muy kaaw association dañu waroon a wax dëgg. nit ñi li am ci biir dañ ko wax. parce que man bi nga xamante ni commencé na am ay doute franchement du ma la ko nëbb. mooy bi ñu toogee Jamil yónnee avocat am GFC indi avocat am ñu toog ñu génn dossier yi contrat bi nga xamante ni moom la GFC defoon. ak Jamil Zala bi ko bindoon def ko ak moom bi mu ko defee dañ toog quelque temps Jamil woo Zala ne ko sama contrat dafa réer dama bëgg nga abalaat ma contrat bi ma referaat ko parce que sama contrat dafa réer Zala intellectuel la photocopie contrat bi jox ko beneen Jamil jël contrat boobu changé logo GFC. associé ak kii ibbi kii ay kiyam daal di ñëw def li muy def bi nga xamante ne avocat wu Jamil indi na contrat bi ñu toog fële. ñun ñu indi suñu bos teg bi ñu toogee teg dañu ne mais bi Zala génnee dafa am signature Jamil am signature association lu tax bi Jamil génne am seul signature. voilà loolu Jamil Faye dina ci répondre parce que dinañ ko am invité incha allahu rabi ci prochain jour ma rappelé la loolu. dinañ am benn grand plateau bi nga xam ñu ngi koy préparé moom ak Guédiawaye Info. xam naa ni ci kanam tuuti rek dina ñëw ñu baale nga terminé. yaa ngi dégg. bi ma gisee loolu ma laajte lii ni mu demee nii. mu am wax fii am wax fële. mais nag ak lu mën a am war nañu mën a waxtaan juboo parce que ki wut fu mu fanaan ak ki wut ku koy wétali bu ñu waxtaan rek dañuy juboo mais dama xamul lan moo poussé Jamil dama xamul lan moo poussé waa association ba tax affaire bu liggéey fii mais neexuñu mënuñu neex parce que nag li ma doon doomu Guédiawaye li ma doon am doole Guédiawaye soo voyagé da ngay bàyyi sa ginnaaw vide ña fa nekk di liggéey aussi doo ñëw rek daan ne man li may wax mooy am. est-ce que tamit gisoo benn part tamit ñoom dañu bëggoon débarrasser Jamil rek parce que man gisuma lu ñu ko war a mën a reprocher parce que mi ngi def li nga xamante ni moom la supporter bëgg mooy résultat. mi ngi jël équipe bi dans de très bonnes conditions équipe bi ñu ngi nekk deuxième ci championnat te année boobu ci la wàccaat te loolu du yoon ba di jël coupe de la ligue supporter yi di rêvé ñëw rek ñu dagg seen rêve est-ce que gisoo aussi tamit loolu aussi xaw na doy waar tuuti benn instant. xam nga si biir wax sànq nee naa la. supporter yi li ñuy def c'est normal. parce que dañ defoon nawle ay équipe yu mag yu ñu doon rêvé. dëgg la di leen jàpp di leen gagné loolu bu xëy bëgg a dañ il faut que ñu kaas il faut ñu comprendre leen foofu. Jamil mu ngi doon def liggéey bu baax kenn werante wu ko mais Jamil buy def liggéey bu baax ak association yu signé contrat lan moo xew seen biir ba tax lii am Jamil mais Jamil footballu Sénégal waxuma la Guédiawaye mais fédération sénégalaise de football ak ligue il avait des problèmes ak ñoom. Jamil en tant que Jamil professionnel man sa façon de travail daf ma neex parce que li may gis ni moom laa gis ci tubaab yi ñuy def mais ak ci yenn anam lan la waxanteeg ñamu séqal lan lañ séq lan moo waral histoire bi ci suuf loolu moo jar a lijjanti laay parce que problème bi mooy Jamil def na liggéey bu baax ku taxaw ne Jamil deful liggéey bu baax. waaw parce que loolu mooy yëfu dof moo jaaxal ñu bëri parce que dañ gis ne kii liggéey bi mucc na ayib pourquoi ñu am intérêt di dindi koo xam te ne mi ngi doon def liggéey bu baax ci Guédiawaye parce que Jamil aussi quoi qu'on puisse ci équipe yi bu ko soxla ci liggéey bu rafet bi nga xam moom def parce que question boobu la ñëpp di poser pourquoi ñu mais li nga la wax man Jamil liggéeyam dama koy rafetlu à tout moment Jamil je n'ai rien contre Jamil su ma ko gisoon fii dañuy taxaw waxtaan man ak moom parce que football
ba mu may booleeg moom GFC amut. ba mu koy xam est-ce que pare ngeen tey tendre ko la main pour ngeen liggéey ensemble. waaw loolu du man encore une fois de plus. non parce que su ma nee yéen yow. da nga waaw bokk ci lépp. waaw d'accord naa mais xam nga pour le moment. GFC kenn moomu ko wax naa ko sànq ci biir wax. laay GFC kenn moomu ko. GFC patrimoine Guédiawaye la. waa Guédiawaye ñoo ko moom. mais li ma gën a metti laay dinaa la ko wax. GFC bu njëkk dafa amoon ay équipe nawetaan yi nga xamante ni ci ñoom la GFC soqee ko ñu amoon instant yoo xamante ni GFC bu daan football dañ daan génn ay quote-part di ko def ci keesu GFC laay GFC demoon na benn période boo xamante ne équipe bi nawetaan seen bopp dañ ko doon contrer seen dërëm duñ ko ci def tey mënuma concevoir tey ñu ne GFC patrimoine u Guédiawaye la ci biir Guédiawaye am ay club di fi am ay club yi fi am équipe bu nawetaan ni ñaan jàppale GFC à l'époque nga xamante ne ñaan dox ñu ne ASC Jubo moo war a loolu aussi ci club ci dëkk yëpp la ma boo demee Mbour aussi club yaa ngi fa stade Mbour. waaw mais xam nga Mbour nawetaan yi créé wuñ ko mais GFC dañ ko créé ci biir nawetaan 4 zones moo amoon ñu créé ko def fête def ay tournois recruter ay joueurs jël leen indi leen fi tey à l'époque dañuy wax naan zone bi bu aayee mooy jël regroupement GFC. mais bi nga xamante ne dañuy wax naan GFC chaque match dañ koy génneel quote-part fii jox ko amoon ay ASC yoo xam ne dañoo taxaw bañ ne ñoom duñ ko nangu GFC ñoru leen tey li ñu mën a wax aussi GFC tey ay jàmbur ñoo gën a mieux placé que ñoo def GFC que ñi nga xamante ne ñoo sooke woon GFC da ngay compter ay bopp yoo xamante ne ñoo nekk GFC di def mais liggéeyu Jamil nit mënu koo ñàkk bañ a rafetlu parce que boo ñëwee di nga gis ni boo football boo ñëwee di nga gis organisation bu baax. mais loolu yëpp lan moo ko sabab lu ko dëkk ci suuf lu ko dëkkajoon lan la ak lu ko yàq lan la ndax Jamil moo teguwul fu mu war a tegu ndax association moo tegul fu mu war a tegu léegi nag loolu pour mu am mooy il faut ñaari camp yëpp ku nekk wax ak sa aqulaay taala wax te yàlla rek tax ñu teg dëgg bi ci digg mais Jamil football mënu ko bañ. avant bu ñuy ñëw ci dernière ki nga xam te moom mooy dernière gestion muy passage président bi jaar muy monsieur Diallo Faye dañuy ñëw ci association toujours parce que aussi ñoom it gis nañ li ñu doon reproché tamit mooy manque d'ouverture jël lépp tëju ñoom aussi remarqué nañ ko ci seen bis parce que mën nañ jàpp ne depuis 4 ans seen mandat jeex na ñoom ñi nga xam ñoo nekk association bi mënuñoo fexe ba tenir assemblée générale yow en tant que membre société naka nga gisee loolu. gis nga assemblée générale boobu ngay wax day am ci ñu ko gën a kaas man mii ci laa bokk. waaw mais parce que dañu jàpp ne 4 ans mu ngi nii. waaw loo gis dafa am lu ko sabab ren jii dañ mën a def assemblée générale far Covid bi am Zala bi muy nekkaat président man mi maa waroon nekk président parce que dama yëkkati woon sama loxo pour jël présidence bi avant ñuy fal Zala mais dañ ma ne woon comme je suis trop jeune maa bàyyiwaat. ma jàngaat ak expérience bi ma dem ma yàgg a kaas pour ñu def assemblée générale. assemblée générale dafa naroon a am ci biir saison bii avant saison bi di ibbiwaat mais Covid bi moo ko yàq. mais assemblée générale day am. mais dafa am nu mu war a amee carte de membre te carte de membre defar nañ ko. pour jaay ko ba bëri ki démb suñu réunion mujj bi ñu ngi ciy wax. les carte membre boobu mu lan lay signifier ban rapport la am ak AG bi. carte de membre boobu ñi am carte de membre ñoo am droit assister réunion bi ñoo am droit assister assemblée bi. te ñooñu aussi ci club yi nga xamante ni ñoo créé GFC. seen i président ak dirigeant yi fa nekk. ñoom ñoo am pour vote bi. loolu mooy li nga xamante ni moom la assemblée générale mos a doon def. depuis ba GFC ba léegi. kon loolu mooy continuer. su ma déggee si biir wax ne nga club yi nga xam ñoo créé Guédiawaye te jàpp nañ 35 lañ te léegi gis nañ Guédiawaye macha allah màgg na ci ay ASC. est-ce que ASC yi dañu leen exclure ci Guédiawaye. non mënuñ leen exclure ci Guédiawaye. parce que Guédiawaye man mi yow mi juddoo Guédiawaye tey. ak liir bi juddu Guédiawaye tey yéen a bokk yem. kon léegi ASC bi nga xam judd na dem am na droit ñëw voté. mais bi ñu nee carte de membre bien sûr pourquoi pas. waaw carte de membre la ñuy jaay. carte de membre bu ñu ko jaayee. carte de membre yooyu mooy valider sa carte mooy valider pour nga ñëw. léegi nag bureau bi nga xamante ni ñoo toog. léegi nag boobaa bu ñu toogee ñoom ñooy xool ni ñuy désigner. kon mën nañ jàpp ne Samba Dieye membre candidat la pour nekk président association bi. waaw mën naa nekk candidat. bëgg naa ko. parce que su ma ko nekkee aussi war naa ko mën a nekk. ndax doomu Guédiawaye la war naa mën a nekk président association. te aussi am nga fi jaar-jaar. bëgg naa ko. mais lépp dafay dépendre ci samay kilifa. donc bu ñëwee léegi ci passage ki dernier muy
Thialis Faye ñu gis ne aussi Thialis Faye ñëw na remplacer fi Jamil Faye mu nekk ci conditions yu difficile la yore équipe bi actuellement équipe bi mën na jàpp ne fañ ko bàyyi woon fa la ñëwaat mooy ci problème yi nga xam te ne daan na ko dund problème salaire de jour dugg na fii génn fii regroupement yi naka nga ko dundaatee passage boobu. waaw xam nga Thialis Faye bi muy jël équipe bi di nekk président première année bi yaakaar naa ni ku ne xam na ni osé na def li mu mën. boo seetee sama biir wax sànq li taxoon mooy kaas 100% yi ñu joxoon Jamil neen nañ ko jox 60% tas yenn paar yi loolu mooy li nga xamante ni moo war a mën a téye football bi mais benn poche su yoree équipe dikk. mais loolu moom nga def rek Thialis Faye. moom defuñu ko ak Thialis dañ ko jox ay paar di jaayaat ay paar la Jamil amoon Jamil rek moo ko am. Thialis amul loolu mag Thialis ñooy ànd. maa ko fi indi. mais même bu fekkee amul loolu aussi gis nañ même gestion bi mu am parce que ni Jamil Faye daan gérer noonu la Thialis di gérer. parce que Thialis kese il paraît que mooy génn ci poosam di def ci équipe bi. waaw loolu ngeen yaakaar. mais mun naa waat ni association ci boppam. day génn di def ci équipe bi. Jamil mi ngi Thialis mi ngi def. parce que nag moom moo ñëw ne moom moo côté professionnel moo ko géré. ñun suñu petite catégorie lañ géré. mais lu ñu amit dañ ko ciy def. parce que tal nañ période boo xamante ni. équipe bi métti woon na. association dafa yëkkati li mu am. def ko ci équipe bi. donc am na benn période bi nga aussi doon ngeen am autorité doon nañ leen teg xaalis seen loxo ngeen dem ñu leen di jàppale pour jàppale équipe bi mais loolu aussi sentir na ni amul dara loo xam basculé wu ci côté professionnel bi moom en tant que président. non autorité yi jàppale mooy lan autorité yi jàppale wuñu dara parce que autorité yi bañ leen yàggee woo du tey. man je le dis haut et fort. fii benn maire mooy fi mas a nekk jàppale Guédiawaye ba nga xam ne jàppale na Guédiawaye muy Macky Sall Chérif Macky Sall. Chérif Macky Sall. ñaata la woon période boobu subvention bi. subvention bi daan na dem 2 millions. mais ñun ak moom amuñu woon problème boobu xam nga ba lañ amoon. ñu am match war a dem Tambacounda wala ñu am match war a dem Ziguinchor ñuy woo ko nekk président que monsieur le maire suba la semaine bi di fee la ñuy joué car lañ soxla ak. gasoil. mais est-ce que tamit Samba Dieye loolu yor na équipe professionnelle. à l'époque boobu du professionnel. boobu amateur la woon. amateur. boobu ñun ñoo doon joué. boobu deuxième division lañu. c'est vrai boobu amateur lañu. Malick Gakou bi mu ñëwee avant ñu def professionnel Malick Gakou professionnalisé na équipe bi. parce que moom moo ñëw indi salaire. moom moo ñëw toog bu ñu toogee am ñoo xamante ni ci membre nawetaan lañ nekkoon daan kale Malick Gakou réunion. bu ñu toogee ñu ne woy Malick Gakou moomul équipe bi Malick Gakou moomul nii deful nii xam nga lu tax bu ñuy wax moom mooy def nii mooy def na le ba benn jour ñu préparé suñu benn match contre Ziguinchor bi ñu ñëwee toog ñu ne voilà dañuy préparé match contre Ziguinchor nii lay demee pour équipe bi dem football yi lii la war a génn ci xaalis. Gakou ne leen man sama participation mi ngi nii léegi cotiser leen. ña doon kaas ñëpp dañoo wàcc seen loxo ci le grand Ousmane Kane. président jamono 2. daa taxaw ne ko Gakou bul déglu ñii bu ñu kenn sonal ka fa bu def dee def am bu def dee am yaay def ñoom mënuñu lu critiquer defal na nga naan def ñu football yi. match boobu Gakou moo génnewaat xaalisam teg ci kaw table. naka nga gisee léegi gestion ki nga xam moo fi nekkate actuel président muy Thialis. Thialis moom kese du dem. moom kese du dem équipe bi dañ koy ibbi. képp koo xamante ne sentir nga sa bopp ci équipe bi ñu ngi lay woo te di nga ñëw jàpp ci équipe bi. moom léegi ñaata pourcentage la amoon ci équipe bi il paraît que tamit aussi amoon na moo ne woon actionnaire principal. c'est le président actionnaire principal kooku ànd ko dañ ko koy nangul. parce que nag mooy wuti di ci def yor équipe professionnelle di fay ay joueurs am. fa mu koy jëlee moom moo ko xam. na mu koy amee moom moo ko xam. mais de toutes les façons li mën a wax laay mooy. données yi day changé. bu baax a baax ba lu tax day changé mooy ñun nekkatuñu ay xayta màgg nañu. mais su ma déggee grand ni ngay wax nii il paraît que am na lu ngeen ko jàppala moom Thialis Faye. non jàppaluñ ko dara. xam nga jàppaluñ ko dara. GFC dafa créer des milliardaires te milliardaires yi créer lu ñu GFC dara. maanaam. tey GFC képp ku fi jaar jox na la tur. donc da nga gis defaroo. waaw ñu defaroo GFC. dañoo bari. da nga gis ne kon Thialis Faye moom dafa defaroo Guédiawaye. Thialis Faye pas Thialis Faye maanaam
dafa nekk affaire boo xamante ni dañ ci yàgg a bàyyi xel. ay nit ñoo xamante dañuy ñëw ci GFC jëriñoo GFC ba pare disparaître. dootuñ ko nangu. comme le cas de sa président Malick Gakou. comme ni nga ko gisee. waaw comme ni nga gisee xam nga am la mais de toutes les façons. dootul amati de il faut que mu arrêté. parce que nag laay. ñun war nañoo dem ba toog di fayeeku GFC. dëgg la buñ ko defee dañ ko mérité. mais mënuñu concevoir nga ñëw GFC yor GFC ñu xamee la GFC loo am GFC jox la ko nga dem ba jekk bàyyi fi GFC dem def fi leneen. dafay jeex. voilà donc loolu mooy doon dernier mot bi nga xam te ne tey waxtaan nañ ko ci mbirum GFC xam naa dañ lay bàyyi nga def grand sa dernier mot rek après ñu tàggatoo parce que temps bi ñu joxoon ci waxtu. sama dernier mot mooy. kontaan naa trop ci invitation bi mu invité. di wax ne man Samba Dieye maa ngi woo bépp ancien sportif dëkk Géejawaay te xam ne amuñu lu dul Géejawaay suñu Géejawaay la ñun ñoo ko moom. ñëpp la ñu woo. amul ma demba amul ma paate supporters yi ak ña nangu woon ak ñi am problème nañu xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi li ñu ñor mooy GFC jëm ci kanam. li ñu ñor mooy toog ba bés ñu ne am nañ ay joueurs professionnels li ñu ñor mooy ñu toog ba ëllëg ñu ne équipe bi indi na fi Coupe d'Afrique wala indi na fi leen loo xamante ni de li nga xamante ni moom la ñuy def nii du ñu jëmale kanam. ndax équipe bi tolloon na guddi yoo xamante ni bañ ciy football dañ ci daan wéet kon tey bu ñu demee lu màgg lu ne. bëri borom. waaye dama bëgg xamal leen nit ñi GFC ku ko bëgg a def sa alalu bopp yaa ngi nax sa bopp. GFC patrimoine nu Géejawaay la. c'est pour Géejawaay. xale bu juddu tey ak bu judd démb ñoo bokk yem kes GFC. ku am sa moyen boo ñëwee buntu ibbeeku na pour yow. mais nag duñ nangu kenn ñëw jël équipe bi daf ko sa poche am ci li nga bëgg yaakaar yaa moom équipe bi dootuñu ko nangul kenn. donc loolu moo nekkoon dernier mot bi nga xam tey Samba Dieye mu newoon suñu invité tey ci grand débriefing yaatal nañ parce que tey yaakaar naa ne émission bi sax daawul guddee nii mais tey xam naa dañ koy def deux parties pour ñu mën ko def parce que dafa amoon importance bi nga xam mënuñu woon dagg waxtaan bi parce que tey lim fi soulevé si ay wax tamit am na solo macha allah donc moom moo nekkoon tey suñu invité ci émission tey bi donc ñu koy jox rendez-vous la prochaine fois avant boobu may tëj di nuyu ñi nga xam te ne aussi ñoo ñuy seetaana ku ci mel ne aussi suñu caméraman yi fi nekk tey ñoom Bekay di leen ziyaare bu baax di nuyu ki nga xam te aussi moom mooy directeur stade Amadou Barry bi di Guèye mi nga xam moom moo ñu autorisé tey ñu ñëw fii def fi suñu émission di nuyu aussi suñu góol bi nga xam te ne moom dafa bàyyi góol caméraman la moom nee na moom léegi gardien caméraman la te mu gisoo woon nii te grand gardien la depuis l'année dernière aussi moom moo nekkoon champion zone 2 fii ci jamono 2 mais léegi moom mënatul góolu quoi donc di nuyu aussi ñi nga xam ñoo ñuy seetaan ñëpp avant loolu aussi ma leen di wax ne tamit comme seen émission bi nga xam tey li ma sol nii ku gis tey ni ma sañsee sax ngeen xam ne tey marque bi nga xam te ne tey doomu Guédiawaye yëpp xam nañ ko ñu nekk partout dans le monde aussi ñi ngi ko commencé di sol muy Cissé Sport di ñaan aussi ngeen ñaanal ma si rek képp ku ci bëgg commande rek bu ngeen defee ci numéro bii muy 614 73 46 77 di ngeen am commande bi tey moom moo leen mayoon seen émission bi nga xam moom mooy le grand débriefing ma ànd fekk sama tons sama nijaay di Pape Samba Dieye ancien capitaine du Guédiawaye Football Club di leen jox rendez-vous la prochaine fois ci seen beneen numéro le grand débriefing